ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak suñuy programme Sunugal 24 ñu ñëw ak yéen ci émission bu mag bi nga xamante ni moom moo di le point de la rédaction ñu koy amal di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité la rawatina la fait divers ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu soog a daal ci waxtaan bi Moustapha nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun suñu émission bi di le point de la rédaction di nuyu Mansour Dramé moo nekk tey ci technique bi. moo nekk ci technique bi Moustapha tey dafa mel ne da ngaa xaw a koor gi dafa laa teel a laal de. waaw non ko xam nga nag 10 jours yu mujj yi moom day fatigue bi day xaw a dugg ci yaram beeg yooyu quoi démb moom metti na trop. waaw 10 jours yu mujj yi moom xam nga da ngay commencé souffler tuuti quoi mais sant yàlla nag lépp ngëneel la quoi. waaw ñi dëkk Kaolack ak Diourbel ak yooyu moom bu ñu waa Dakar bu ñu waxee ñu ne ñu dañoo war a noppi ndax daanaka. waaw ñoom seen chaleur bi moom kenn mënu koo dégg dafay tàng. acca ñu daal di doore waxtaan bi ak li nga xamante ni moom moo di élection législative ki nga journaliste bi di Pape Djibril Fall moom daal di nay amal li nga xamante ni ab conférence de presse la nag moom mu ci wax li nga xamante ni bëgg na ko ci conférence de presse boobu moom nag mu ne dafa daal di def candidat dafay teg candidat à la candidature jëm ci yooyu la élection bëgg ci demee nag bannière bi nga xamante ni moom les serviteurs Dekkil Yaakaar liste boobu lan la fas yéene demee ci élection yooyu donc moom nag démb def na discours bu gudd mu ci ŋàññi bu baax a baax doxalin bi nga xamante ni ñu ngi koy doxalee fii ci réew mi ci wàllum politique waaye tamit façon bi nga xamante ni ñu ngi koy defee politique waaye tamit fa nga xamante ni fa la dët mal muy assemblée nationale tamit mayu leen dara ndax jàpp ne na liggéey ba nga xamante ni moom lañ fa war a def du nañ koy defee bokkul ak niñ ko war a defee ba tax na nee na bëgg na dem foofu changer li nga xamante ni moom moo fa am en tout cas mi ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni gis nañu seen bopp ci loolee nga xamante ni mi ngi koy woote ñu ànd ak ñoom donc Moustapha mu nag mu wax démb ba xolam tooy mu daal di tuur ay ranqooñ ñu bëri nag def ci ay commentaires aussi xam naa ne dinañ ci gën a ñëw donc rek bàyyi la nga daal def sa commentaire ci candidat Pape Djibril Fall boobu nga xamante ni def na ko démb noo ko jàngate. waaw jàngat bi ma ci am rek comme ni ma ko waxoon démb fii bi ñuy anticiper waxtaan bi laataa mu doon dem def ci point de presse boobu. parce que bi mu ko annoncé rek ñi doon suivre tuuti actualité xamoon nañ ne fa mu jëm amoon nañ ci idée parce que xamoon nañ ne bëgg-bëggam mooy nekk amoon nañ écho yu bokk. mooy bokk ci élection législative yi nga xam ne moom lañ dëkkmal. et effectivement bi ñu demee fële ci conférence de presse loolu lañ gis joxe na motivation yi li tax mu bëgg bokk ci les élections législatives. Maintenant. Je me répète rek c'est une chance mu bokk wala mu am yéene bokk ci yële élection législative parce que jamono ji dafa bokk ci profil yi nga xamante ne dañ naan bu ñu leen amee assemblée nationale am nañ njort ne ab coppite dina fa am c'est-à-dire ñoo xamante ne dañuy incarner jeunesse dañu nekk jeune ñoo xamante ne am nañ xam-xam bi ñoo xamante ne wane nañ ko ci fi ñu bokk tey jii amul kenn koy jàkkaarloo nga ne que je veux un député boo xam ne dafa mel ni Pape Djibril Fall mu ne bëgguma ko mu dem assemblée nationale amul kenn koy jàkkaarloo nga wax ko pour Guy Marius Sagna amul kenn koy jàkkaarloo nga wax ko pour keneen ak keneen mënu la bëgguma ko parce que am nañ profil bi am nañ taxawaay bi yàgg nañ ko xeexee yàgg nañ ko doxee donc loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy tey jamono ji nga xamante ne fa lañ demee candidature ak li nga xamante ne moo leen di xaar jamono ji parce que candidat ñi nga xamante ne ay liste indépendante lañ dara lu yomb ci ñoom parce que lépp dafa compliqué ci jamono ji ñàkk ñi je m'explique tey jii fi nga xamante ne tey jii ki yor parti politique wala ñu yor coalition ak ñoo ñëpp ni ñu nekkee mbooloo kii nekk fii yow nga nekkal kii fële yow nga nekkal fële yéen bu ngeen moytu c'est un groupe restreint boo xamante yéen a war a wër dëkk bi yéen a war a def lii yéen a war a dajale parrainage yéen a war a def ni maanaam liggéey bi noonu lay gën a méttee ci yéen boo jàllee barrière parrainage bi doogo nekk candidat nga war a léegi liggéey dem kon te gis nga jamono ji ak niñ ko coppite yi nga xamante ne amal nañ ko nga xam ne léegi liste proportionnelle dañ koo wàññi léegi loolu mën na impact ci mbir ba nga xamante ne plus fort resté nañ ko daan gisee ak xéwal lañ ci daan am mën a wëlbatiku pousse dem assemblée nationale
nationale daanaka dootul amati. donc loolu moo tax liggéey bi dafay gën a jafe ci ñoom mais impossible rien n'est impossible bu ñu góorgóorloo tuuti rek je pense que war nañu mën a am atteindre seen ay objectifs def li nga xamante ne moo leen di yóbbu fële ci assemblée nationale. moo leen di yóbbu assemblée nationale waaye démb ñu wax naa ko léegi ñu gis ko mu wax ba xolam tooy mu tuur ay ranqooñam ñu bëri def ci ay commentaires ñi jàpp ne donc teel na pour jooy et puis déclaration de candidature rek je pense que mënoon na am beneen attitude boo xam ne si ni mën na ko defee que du que ni ko xam ne si ni noonu la ko defee donte message am jàll la mais ñu bëri daal gis nañ ni que jooy yooyu la def nañ ci ay commentaires nag gëmuñu ko ne réellement ay jooy yu dëggu la ci moom. waaw xam nga moom am na loo xam ne moom boo ko boolee ci discours rek yow yaa ubbi interprétation yi. waaw boo yemee ci discours bi kese peut-être interprétation yi ab fumier moo ci moo yi. mais bu fekkente ne dafa am loo ci boole loo xamante ne ci avant la woon wala après la. amaana yow yaay gën a ubbi nag buntu interprétation yi ndax objectif la ci fokk na bu fekkente ne da nga def discours yow yaay xool lan nga ci jublu maintenant bu fekkente ne dañuy jàngat boo def analyse discours dafay wax lu ñuy tuddee pathos mooy li nga def sa discours accès ko ci émotion wala sentiment ngay jéem a jouer ci li ñuy wax les cordes sensibles de l'être humain xool fan laa koy mën a toucher nan laay fexe ba ki nga xamante ne daf may déglu mu am ma génnee ndeysaan bi wala ma am bëgg-bëgg wala ma génnee cëy bi wala fexe ba am foo xamante ne yóbbu naa ko fa léegi loolu nag dafa am ay risques yu ci am parce que comme ni ma ko waxee léegi boo ko defee da nga ubbi buntu commentaire te buntu commentaire yooyu parfois mën a dem ba nëbb la nga waxoon maanaam excès bi baaxul boo ko def il faut nga équilibrer ko ak tamit mesurer ndax war naa koo def fa ma ko war a defee loolu mooy deuxième point bi parce que tey jii boo koy def souvent dañ naan il faut viser l'effet contagion l'effet contagion mooy tey jii man su ma waxee bay jooy dama bëgg ki may déglu mu jooy Khalifa Sall ba mu waxee mairie Dakar ba jooy bu sa xol tooyee bu amee yërmande mën ngaa jooy topp ko mais booy déclarer sa candidature ngay wax ne da ngaa bëgg réew mi nga wax ba sa voix di trembloter jooyoo est-ce que effet contagion mën na am du yomb mu am mais foofu lan la fa nit ñi di amee mu mesurer bëgg gi mu bëgg réewam ça veut dire que fu nekk rek ak lecture bi nga xam ne moom nga koy amee moo tax ñu ne côté boobu njariñam du ko tax a bëri noonu parce que effet contagion bi ñu ciy recherche noonu mooy njariñ bi nga xamante ne moom la ci nit ñi gën a wër moom lañ ci gën a soxla tey jii dama la jox beneen exemple bu ndaw su fekkente ne da nga toog nga expliquer dëkk bi jafe-jafe ni mu méttee ak tar bi nga xam ne dëkk bi tar na ko nga ne dafa am benn xale bu ndaw boo xam ne dafa bàyyikoo dëkkam dox 7 kilomètres pour dem ci beneen dëkk di wut ndox ba mu yeggee ba ci teen bu fekk teen ba amul baag bu mu rootee teen ba amul ndox xale wëlbatiku delluwaat dëkkam di wëraat dëkk boo xamante ne 3 kilomètres la mu wër ko suba ba ngoon amul ndox ay waajuram toog di ko xaar ainsi de suite nga toppee ko noonu ki lay déglu tey jii bu amee yërmande tuuti mi ngi imaginer yaa ngi koy emporter di ko yóbbu xale bi nan la doy nga xale bu am 7 ans la dafay déglu bu rongoñam di daanu sax du ko tay yow mi wax da ngay wax ba saa nga jooy parce que da ngay yërëm xale bu yenn conditions yi nit ñi dundee moom mi ngi jooy yaa ngi jooy kooku discours réussir na jooyloo ñenn ñi loolu la ñuy wax politique lacrymale boo xoolee fii nag bëri na ay auteurs yoo xam ne jooy nañ moo tax am na ñoom ne bu ñu tooñ dañ naan Barack Obama c'est un spécialiste de la politique lacrymale waaye moom politique bu rongoñ daf see aay daf koy manipuler comme ni mu bëggee day jékki-jékki wax rang rongoñ ñu dooru mu fel ko ni tuuti yeggaliwaat li muy wax du defet du gàcce du dara mais lu nekk ak fa nga xam ne fa nga koy defee lu nekk ak na nga koy defee parce que tamit interprétation fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mais ndax nii laa ko war a defee ndax nii laa ko dul defee heureusement boo gisee démb y avait pas d'excès voix moo trembloté gisuñu rangoñ gisuñu dara donc c'est pour wane ne waaw pour wane ne waaw xool bi mooy wax moom même boo revenir sur la personne de Pape Djibril souvent bi wax da ngay gis ne il parle avec le cœur c'est quelqu'un il parle avec le cœur moo tax man à chaque fois je me disais que sax est-ce que ay raisonnement am du bàyyi xolam di ko guider bu mu bëri trop parce que il a souvent parlé avec le cœur boo ko yàggee suivre am na benn jour mooy expliquer ci corona bi ñëw benn village boo xamante ne dañu amuñu woon saabu pour raxasu fekk mu naan ñii il faut se laver les mains il faut laver les mains mu ne am na village yoo xam ne amuñu saabu bu raxasu sax amuñu ko mais bu wax saabu tu as comme l'impression que le gars va pleurer waaw te boobu ci plateau télé kese la woon kooku di wax loolu kon bu toogee wax ni ba am xolam xaw a tooñ waa jooy doon na quelque chose la boo xam ne daf koy importer da nga xam lii lu bokk ci nit ki la lu nekk la ci moom loolu benn chance la boo xamante ne dañ ko koy nangul mais tey ji par exemple boo jëloon benn leader boo xam ne par exemple benn Birima bu nekk TFM mu wax bay jooy mais ñëpp dañ naan sam waay mi ngi théâtre kat nu mu demee wala mu wax ba xol bi xaw a tooy da nga naan sa waay mi ngi théâtre wala nga jël benn Bouba Ndour mu wax ba xol bi tooy da nga naan mi ngi théâtre donc noonu la demee rek
pourtant boobu day jooy. mais c'est juste un exemple mënul naa jël keneen c'est juste un exemple ah mënul naa jël Fou Malade wala keneen c'est un exemple c'est parce que am na ñoom ne seen image buñ ko defee dañ naan dañoo dolli seen bopp foofu laa waxee ko am na yoo xam ne moomuñu ko nekkul ci ñoom bu buñ demee toog ba conférence de presse un moment solennel nga toog di jooy wala nga wax loo xamante ni dafa génnee xol bu tooy ñii dañ naan dañ ko préparé waaye leneen loo xam ne si nii wax na ko muy politicien professionnel yi nga xam ne si ñoom ñoo fi nekk ñoom tamit bàyyiwu leen maanaam mayu leen dara ŋàññi ne leen bu baax a baax la façon dont ils font la politique donc ŋàññi na ko en tout cas mu nekk aussi discours boo xam ne si nii bëgg na fi jëlee politicien yi nga xamante ni jàpp nañ ne ay professionnel lañ ñu indi fi ñoo xam ne si nii tey am nañ lu ñu gëm am nañ métier donc mais li leen soxal mooy le développement du pays. waaw bi mu ko waxee sama xel dafa xaw a dem ci Mamadou Sy Tounkara parce que moom bi mu ñëwee dañoo jëlee fi politiciens yi ak li si defar donc après il s'est rendu compte que ne Sénégal dafa am ay réalité lu fi nekk dafa am lu fi am donc boo ñëwee di jëlee il faut ngay teg mais li nga fiy jëlee est-ce que li nga fiy teg gën na li nga fiy jëlee buñ jëlee ci côté bi nga xamante ne tamit am na ay jeunes yoo xamante ne yàgg nañoo bokk est-ce que nekk jeune rek dafa nekk atu pour nga gagner déedéet am na plus loo xamante ne war nga ko proposer Sénégalais donc yooyu il faut ñu jël ko en compte jëlee fi politicien ban politicien nga fiy jëlee ak ban genre politicien xam nga dafa am ci biir ñoom seen code période bi ñu ñëwee Pape Djibril Fall candidature bu ñëwoon tey jii fekk fi benn camp boo xam ne par exemple comme Pastef la chance am dina gën a yaatu parce que dafa am benn manque bu fi nekkoon boo xam ne moom dañu ñëw benn inspecteur des impôts ñëw ànd ak ay moroom inspecteur am ànd ak ay enseignant ànd ak ñeneen ñoom dañuy liggéey feneen ñu ne ñun mosuñoo def politique dañoo engagé wu parce que dañoo bëgg renverser la vapeur jëlee fi li fi nekk teg fi leneen lu bees mais loolu mu indi tey jii nga xamante ne Pastef mi nekk Yewwi ak ñeneen ñu mel ni ñu ngi def politique mën na je prends ça l'exemple de Boubacar Camara ay fonctionnaires yu mag yoo xamante ne xam nga ñu ne woon politique ñu dugg si ñëw yow nga ñëwaat dugg ci même buntu boobu mais dama fiy jëlee ñi fi nekk boo nee politiciens yu mag yi ñaan la ñuy wax on passe à par exemple ñi fi yàgg nag Moustapha Niasse la ñuy xalaat Macky Sall la ñuy xalaat peut-être Khalifa Sall la ñuy xalaat ñu xamante ne peut-être seen avenir yëpp ci carrière politique lañ ko defee yàgg nañ ci biir parti yàgg nañ ci loolu yow mosoo jaar ci parti mosoo am benn vécu politique bu rëy bi boo ñëwee du ma leen fi jëlee ci même moment boo xamante ne bi la ñuy jiitu ñëwee yàggul mooy Pastef donc il faut nga indi leen loo xam ne moo gën loolu kon actuellement fi ñu koy xaaree mooy lan force de proposition xam nga dafay baax dafay neex trop am na yenn discours yoo xam ne boo koy tenir dafay flatter dafay toucher ego wu nit ñi par exemple su ma ñëw toog ma ne Sénégal dëkk la boo xam ne ñàkkul dara on a de l'or am nañ phosphate am nañ diamant am nañ pétrole suñu dëkk bi lan mooñ tax a dellu dëkk boo xamante ne naaj bi am na fii am nañ ndox 77% amuñu 35 ans dëkk bi dafay yarwaan war na def ni mais loolu lépp mënu qu'est-ce que je propose mais il me faut des propositions yoo xamante ne ku ma toog di déglu dinañ saa waay bopp la de mais souvent boo xoolee dañu bëri ay leaders yoo xam ne wala ay ñoo xam ne bu ñuy wax dañuy ñëw rek dañuy critiquer il ne faut que critiquer wala ñuy souligner da ngay dem nga def diagnostic bi mais docteur boo xam ne danaa ne lii ak lii moo la daal lii ak lii sa bopp tamit lii ak lii moo la daal nga ne ko docteur la mu la bindal garab waaw mais problème bi day des c'est un problème te loolu lañ fiy gis lu gën a bëri da ngay ñëw toog ne lii ak lii mooy problème Sénégal ñuy toog di xaar nga indi garab nga jóg leen romb leen dem sa yoon kañ la kooku di malade boobu di wér mais il nous faut des propositions réalistes et je pense que foofu nag lañ koy gën a xaare mu indi ay propositions lii ak lii laa bëgg bon ils me diront que ni député du président lii du président mais am na lu ko yàlla may nag am na lu mën na débattre sur mais xam nga dafay moment boo xam ne sax daf koy permettre mu jaay boppam parce que du question bi ci affaire assemblée nationale kese la yem bien vrai que loolu la bëgg mais am na nooy waxtaane ñu tënk xam ne kii boppam fi mu toll kat wax dëgg yàlla bu ñu ko yóbboo assemblée nationale dinañu fa nekk dañoo taxawal lu bëri ci beneen wér gi am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi mooy ànd sàmm jikko yi te ñun ñëpp boo xoolee daanaka Yewwi Askan Wi lañ gën a jox bopp kon pour man li ko doon gën a jox force li ko doon gën a dooleel doon na bokk ci mu fexee nu mu amee ay pair par exemple am na yeneen profil yoo xamante tey ji bu ñu leen gisoon ci ginnaaw Pape Djibril Fall dina ko dolli force boo jëlee député Marème Soda législature bi kenn dootu ko présenté te am na taxawaay bu mu fa am te pratiquement même classe bi la ñoom ñaar boo jëlee am na ndaw si nekk Sen TV Sophia mooy ndaw sos di yëngut ci affaire xale yeeg yooyu noonu kooku boo amoon engagement politique dem jàppale ji ko ainsi de suite am na yeneen jeunes yoo xamante ne tey ji ñi jigéen bu defoon benn paire wala benn duo
wala benn équipe boo xamante ne pour man équipe actuellement moo gën a mën a dimbali nit. bon démb dafa déclaré woon candidature am xam naa après dina ci liggéey mu réfléchir si mais am na ay profil yoo xamante ne bu leen renforcer woon ci ginnaawam dina koy dimbali te mu éviter benn mbir constat gis naa ko démb bi muy def conférence de presse gis nga présidium dafa am solo Mahfouz boo def présidium kii nekk sa ndeyjoor ak kii nekk sa càmmoñ dafa am lu ñuy signifier ñi nekk ci extrémité bi ak ki nekk ci fële dafa am lu ñuy extrémité loolu ñu jàng protocole xam nañ ci dara tey jii c'est pas man su ma doon def conférence de presse ma jël benn Assane Diouf teg ko sama wet jël benn par exemple benn Barthélémy Dias teg ko sama beneen loolu ça veut dire quelque chose am na ñaari profil yu wuute yu mu indi ma jël benn jigéen teg ko fii am na ñoom dañ lay wax sax ba ci genre yi nekk sa wet jigéen la war a doon sa droite wala góor la war a doon moo war a nekk gauche wala kii moo war a nekk droite ñoom ñoo war a nekk ci extrémité yi parce que ñiy tëj banc bi ñoo wane ñoo tëj yow say kàddu waru romb ñooñu wala ñoo ànd ak yow ñu la gën a jege ñoo gën a sës ça veut dire que yow boo waxul ki la jege mooy wax wala boo mënul wax kii waxaat rek ainsi de suite ba noonu la ñuy sore moo tax la plupart du temps toujours boo xoolee ba ci bi leader duñ bëgg di toog si càtti li si ëpp dañuy bëgg di jege ki yor baat yi parce que après moom mooy war a wax damay gis bi mu wax mu am benn acteur Marodi je n'ai rien contre les comédiens wala les acteurs bu nekk ci ginnaawam moom presque caméra yi bi ñu jëlee moom la ñuy gis ci ginnaaw moom lañ doon gis ci ginnaaw te dañuy wax ne image de fond dafa am solo ci li nga xamante ne mooy discours wala ci orateur bi wax parce que souvent bu sama bët ratee rek ci kooku lay dal bu sama bët rek ci kooku lay te kooku bu sa bët ratee Pape Djibril Fall bu dalee ci fu mu lay renvoyer ci benn série sénégalaise ci ay série la lay renvoyer mais est-ce que loolu tamit image ba war ko woon a mën a préparer on a rien contre les acteurs on a rien contre les comédiens mais mënoon na ko gën a defaraat par exemple man je m'attendais à ce que mu am ay yeneen pourquoi pas comme moom xam-xam lañ ko xamee ak yooyu yëpp d'autres gens yoo xamante ne boo leen gisee sax même boo leen xamul sax des gens inconnus yu gën a kii parce que tey jii si ginnaaw googu noonu bu fekkante ne acteur boobu nekk mu teg fa benn footballeur mais suñu xel day am fu muy dem bu doon benn El Hadji Diouf moo fa nekk wala benn Salif Diao dine mais attends Pape Djibril Fall lan mooy rapport am football bi donc kon bu fekkee ne nekkee c'est normal ñu commencé interroger parce que am na ñu si doon commencé poser ay questions démb rek naan est-ce que kon du waa Marodi wala affaire yooyu ñoo nekk ci ginnaaw wala genre yu ni mel c'est pour vous dire que rek communication dafa grave image dafa am solo am na détail daf lay échappé même fi ngay toogee nii war nañu installé wu ñuy toog moo tax ñu ne dara doo ko préparé gis nga salle bi ngay defee conférence de presse boo def média training dañ na naan veille bi demal nga dem toog ñu war a ñëw toog sax ñu ñëw toog ngeen simulé bu ngeen mënee àbb ay nit ñëw toog Obama noonu lay def ce qu'il fait discours bu mu def ci parlement wala pas parlement ci yenn campagne bi dañ koy préparé parfois dina am ñoom sax dañuy am privilège ñëw déglu bu njëkk bi avant ñeneen di si jot ngeen ñëw toog ñu préparé salle bi daf yëpp ki nekk ci ginnaaw lii la même bind yeeg disposition salle bi yëpp yooyu daf lay dimbali mais fii boo ko deful après mooy waral yenn erreur yeeg yooyu noonu parce que image dafa am solo. léeg-léeg dañuy ñëw sax kii naan may toog fii kii naan may toog ñi xëccoo ci dernier moment bi te lépp rek dafa am signification ku nekk boo ñëwee am na fooy toog selon sa rang ak li ngay tekki ci bés bi parce que ki toog ci ginnaaw leader bi wax am na lu muy tekki ci bés bi am na lu muy tekki ci bés bi moo tax boo gisee siège APR bi ni ñu ko defaree j'ai beaucoup aimé façon ni ñu ko defaree seen siège bi nekk Mermoz na le nga gis ci ginnaaw dañ ko def genre stade boo suivre genre tribune lañ ko def voilà et escalier lañ ko def ñu toog ni ba xam ne leader yëpp dañuy rangaloo toog nii loolu cela suppose que ki nga xam ne dafa taxaw ci kanam di wax y a une foule derrière te et puis foofu loolu mooy gën a neex ranger mooy gën a arranger mooy gën a neex ranger mooy gën a neex def leader yëpp dañuy toog def nii arc de cercle la ñuy toogee ñu rangaloo def nii ci kaw ba ci suuf du bokk tey ji boo defoon benn président boo xam ne chaque jour yaa ngi am casse-tête yan juróom ñoo toog ci kanam yan juróom ñoo nekk ci kanam loolu dina neex arranger et puis idée foule idée masse idée bloc dafay refléter bu ngeen taxawee di wax moo tax bu ñu taxawee di wax image la boo xamante ne man je me dis que là ça c'est bien réfléchi. C'est réussi. En tout cas mi ngi noonu muy déclaration de candidat à la candidature bu Pape Djibril Fall démb mu ko doon amal ci benn conférence de presse ci teewaayu journalistes yi ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon donc ñu daal di des ci législative yi ba léegi ak coow li nga xamante ni ñu ngi koy commencé di nemmeeku aussi ci yenn coalition yi mag yi muy li nga xamante ni moom moo di candidature muy candidat yi à la candidature ku nekk en tout cas yaa ngi jóg fu la neex di wax ne man candidat la loolu aussi Moustapha mën na jur li nga xamante ni dundoon nañ ko ci législative ci local yi nga xamante ni moom la ñu génn ndax loolu dina yombalal liggéey yenn coalition yi nga xamante ni tey dañu bëri ay responsable jot nañu am ay maire te maire yu ci bëri nee nañ aussi ñoom ay candidat lañ cumul de fonction bi ñu ngi koy xalaat mais est-ce que loolu du indi ay jafe-jafe ci coalition yooyu. moom koy ci lañ dëkk ba nga ne coalition rek nga wax jafe-jafe ba nga ne coalition rek nga tudd jafe-jafe parce que bokkoo leen idéologie bokkoo leen leader
ñoo ñëpp bokkul ngeen war a dajaloo ci benn kër ndegam ñu bokk nday ak baay ñoo war a séddoo benn mbir rek jafe-jafe am ci waxuma laa ñoo xamante ne bokkuñu nday bokkuñu baay bokkuñu formation bokkuñu gis-gis mais leen boole mooy dafa am lu ngeen bëgg yéen ñëpp ñooñu tey ji c'est évident mu am ay xiiroo di ŋaayoo di am maintenant fi ñu leen di xaaree mooy xiiroo ak ŋaayoo boobu ndax leader yi ko séq dinañ am auteuru fexe ba not ko ba téye ko foofu lañ leen di xaar loolu moo tax mu gën a métti maintenant léegi buñ ñëmee ci élection législative il faut ñu xam ne élection législative du élection locale nga nekk maire Guédiawaye ne veut pas dire que bu jëmee élection législative nga gagné Guédiawaye waaw parce que Guédiawaye cinq communes la n'est-ce pas mais da ngay gis ne waa Benno ñoo gagné woon 3 yi ñoom ñu gagné 2 yi. ñu gagné 2 Yewwi gagné 2 waaw Yewwi gagné 2 yi donc tey jii est-ce que buñ demee élection législative il est dit que ne ki nekk maire bi rek moom mooy gagné waat defaguma total bi pour xam ndax ñu ëpp voix wala ñu ëppale mais bu ñu demee est-ce qu'il est dit que ñoom ñi gagné woon rek ñooy gagné waat moo tax ma ne il faut être prudent parce que tey jii ki gagné benn localité nga gagné par exemple Golf Sud ne veut pas dire que yaa gagné Guédiawaye bi yëpp wala bu ñu demee damay nekk député biir Guédiawaye bi yëpp am na commune yoo xam ne ñi ñoo ëpp ay nit ñi tuuti nit ñoo fa am te ñëpp xam nañ ne raw gàddu la ki ëppale mooy gën a gagné boo jëlee fu mel ni Parcelles bu ko Yewwi gagné c'est une force parce que Parcelles ñëpp xam ne li mu représenté si banlieue bi mënoo comparer Parcelles ak Golf Sud donc xam nga yooyu yëpp ay données la yoo xam ne il faut ñu jël ko en compte moo tax pour man choix des candidats lu ñu war a xalaataat ko la am na ñoo xamante ni mënuñoo ñàkk bañ a demaat donte ay maire lañu je donne l'exemple de Ahmed Aïdara à Guédiawaye mënul bañ a ñàkk bañ a demaat déclaré na candidature à la candidature mais mënul ñàkk bañ a demaat parce que boo ko fa jëlee day am leneen lu muy nduru sax et puis kan moo koy mën a tenir tête parce que Aliou Sall il s'est érigé en leader du Guédiawaye il est incontestable ku jëlee ki fa nekkoon di frère président mënoo ñu jiite waat campagne foofu nga ne ko dama toog si touche bi wala coachel xale yi ñu dem mënul nekk donc loolu dafa am yoo xam ne ay réalité politique lañ Ahmed Aïdara est devenu une réalité politique donc boo nekkee réalité nag mënuñu laa teggi léegi képp ku ci doon benn réalité politique koo xamante ne mënuñu laa changer léegi luñ mën wut mooy xool nuñu lay renforcer ak keneen kii ñoo topp la léegi ñooñu nag ñi nga xam ne demuñu woon ñooy comprendre loolu parce qu'il y a une liste proportionnelle tamit bien vrai que 60 la woon léegi ñu wàññi ko mi 53 mais il faut ñu xool tamit foofu naka la ñuy def ba ñi nga xam ne mënuñu woon dem fële te ay leader lañ yenn gox yi mënuñu faa dem amaana wóoluñu seen bopp wala yenn yi ñëw ci liste proportionnelle bi xool ñu fay dàqee seen wërsëg foofu tamit essentiel bu ñëpp impliqué woo ñi ci weti mën nañoo gagné ñi ci proportionnel mën nañ gagné je pense foofu la combat bi gën a nekk loolu moo tax ma jàpp ne du ma sa doon lu yomb choix yi ñuy def mais il faut que tamit nag ñu choisir ak ay bëti ubbeeku te choix fii lay gën a yombee parce que am nañu dañu def seen résultat ba pare choix fii lay gën a yombe am nañu def seen ay preuve ba pare am nañu demoo ñu dóor leen ñooñu mën nga leen changer war nga boole leen ak keneen parce que bi pas di nga dem yenn gox yoo xam ne 2 maires la ñuy am ñi kenn lañ am bi pas doon mbiru benn nit parce que comme par exemple bu ñu jëlee exemple lu Guédiawaye su fekkonte ne 5 candidats ngeen amoon mais fii bu leen tenu d'avoir 2 ñaar ngay am léegi ñeneen ñeenti maire yoon fu ñu jëm duñu mën a bokk parce que ñaari député lañ leen boole foofu loolu moo tax choix bi dina yomb du yomb parce que dina am ñoo xam ne nekk nañ maire ak yenn score dañuy bëgg ñu buggal leen ci liste bi ñu dem nekk ji maire ci département bi te loolu du doon loo xamante ne lu yomb lay doon moo tax ma ne liggéey bu laaj waxtaanee lay doon ni muy jafee ci président yi ci parti mouvance présidentielle chance bi ñuy am mooy kilifa gi daa yor bong yor yet bu la tànnee ngay ninki nanka tànnu la ngay indi ay problème mu dóor la yet bi wala bu nga kii wala tamit su la tànnul aussi mu jox la mi ngi moomoo waaw su la joxee aussi nga maanaam nga bañ mën na la jox leneen mën na la bàyyil kii mu dem mu jox la te fii di nga gis koo xamante ne dina ne man kat su ma nekkul député fu ma jëm xañ nañ ma nekk maire ñu bëgg ma xañaat nekk ci député ab fu ma jëm waaw bu fekkee fële nag mën na la fal benn mën na la bàyyil ma jox la lële bàyyil bu élection yi jàllee ma jox la lu gën député waaw ma jox la lu gën député nga ne alhamdulilah daal di bàyyi dem mais parce que di nga xam ne législature bi nii déjà bu ñu demee élection 2024 régime bi ñëw boobu daf fiy jëlee assemblée bi donc dañuy reprendre parce que bu fekkente ne amu majorité bi amu ko farawul ci opposition bi bu ñëwee dañ koy tas daal di defaat ay élection législative ñu demaat donc ñu kon ñi seen app c'est à prendre avec des pincettes donc mais wax nga loo xam ne si nii aussi ci Yewwi Askan wala opposition bi de manière générale ñi nga xamante ni tey jafe-jafe la pour ñu tànn kenn mais pour ñu tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo gagné déjà mais dañ ko gisoon ci législative ci local yi Macky Sall ñi nekk maire ni leen bàyyi ñu dem puisque ñoom ni nekk maire mais dañu gis que ni ñu bëri dañ leen a gagné donc est-ce que loolu mënuñu aussi dund loolu nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar dund nañ ko donte élection yi bokkul waaw voilà foofu nga mujjee sax mooy ci gën a am solo parce que lecture boobu il faut que ñu def ko tamit élection yi bokkul
comme ni ma ko waxee léegi nga gañe ci benn gox am na beneen gox bu gën a yaatu sa koñ bu la gën a rëy boo xamante ne moo gën a gudd boobu tey ji il faut que ñu bàyyi ko xel munoo gañe fenn rek ne automatiquement damay nekk naa maire dañ may bàyyi ma ne député élection législative dafa am ay réalité élection locale bokkul mën nga nekk ci benn commune bu tuuti surtout yenn dëkk yi nekk biir Sénégal day gis ñoo xamante ne ay 3000 électeurs la ñu doon dëkk yu tuuti nga nekk fa maire facilement yenn voix loo xamante ne boo ko mën fii Dakar dañ lay reetaan sa score du tekki dara loolu moo tax kooku mënoo ko boole ak élection législative nga xam ne département bi bu lay ëmb donc loolu moo tax ma ne buñ ci tolloo ñoom ñi ko jiite doon ay kilifa nekk ci coalition bi il faut ñu jël seen ay responsabilités ñu choisir pas pour li neex nit ki wala li neex ki nii mais ñu choisir pour l'intérêt de la coalition l'intérêt de la coalition mooy candidat mu am meilleur profil bi mais pas parce que diw da nga woon ci local yi buñ ko yóbbuwul dina mer wala dina dem defi jinnale boo ko sacrifié wul moom moo leen di sacrifié c'est-à-dire moom moo leen di sacrifié mooy da ngeen koy dugal mu dem ñu dóor leen mais am na ñoo xam ne tamit foog nga bàyyi leen xel parce que tey ji am na ñoo xamante élection locale dañoo gëmmal dañoo croiser woon balaa seen ay loxo bu ñu croiser balaa seen loxo nag li des mooy élection législative foog ñu sedd leen léegi ñooñu nag liste proportionnelle mi ngi fi peut-être ñu dugg si mais daal de toute façon li am ba des daal mooy c'est des politiciens futés ñu am xam-xam nañ ci wàllum politique et je pense que niñ ko defalee ci local yi ba mucc ci législative war leen war a mën a teg ci en tout cas dinañ ci gën a am lu leer ci jamono yi ñuy jëm ñu dëtmal soit moo xam fii ak weer yi ñuy dëtmal ndax li ci des daanaka bariwul 3 mois xaw ma 2 mois moo ci des ngir ñu amal yooyu la élection waaye leneen loo xam ne si ni aussi Moustapha ab phénomène la muy le phénomène des audios mu nekk loo xam ne si nii donc tiital nañu bëri ndax fi mu ne wax fii jamono ji moom yombul surtout nag téléphone wala même boo wax téléphone sax man nga wax ak nit mu enregistré la ndax ñi ngi fi gis ay audio yoo xam ne si nii audio yu doy waar la gis nañ ko ci problème mu Adji Sarr Ousmane Sonko bi ci mujj mooy bu Tange Tandian donc ñu dégg voix am la ñuy dégg en tout cas ndax ñun moom la mais en tout cas nee nañ moom la te ki ñu dégg niróo na ak voix am donc mu ci wax loo xam ne si nii mën na ko indil problème mën na ko indil aussi ñi nga xamante si ñoom ñoo koy topp di ko suivre mën nañ indi ak benn xel ñaar ci ki nga xamante ni moom mooy Tange Tandian en tout cas phénomène boobu Moustapha ban jàngat nga ci am ci jamono ji nga xamante ni fi mu ne nii moom wax fii wala waxtaan fi wóoratul. waaw jàngat lu ma ci am rek mooy nit ñi il faut ñu si dem ak prudence parce que du lépp loo dégg ci audio rek dëgg la. du lépp loo dégg ci audio rek noonu la amee. parce que dama lay expliquer dama la jox benn exemple bu ndaw. su ma vocalé Mansour ma ne ko Mansour de amel nga ma bor. ñetti weer a ngi ma lay fayee ku fayoo ma. boo ma fayoo nag bi su ma la jàppee dina metti lool ci yow na nga xam loolu. daal di koy bàyyi vocal bi mu dem. Mansour récupéré vocal bi dagg ñetti weer yi ma la amel. ne boo soo ma fayul rek. dina metti ci yow wala dinaa defal bagage. ne Moustapha dama menacé. waaw dama ko amer bool te démbalaa ko leb mu koy di ma menacé tay mais fan la Moustapha di wedde fu Moustapha di setee. donc yooyu ay mbir la yoo xamante ne parfois manipulation mën na ci am. c'est-à-dire mën nañoo dugg ci biir audio bi manipuler audio bi dindi ko teg ko fi wala ñu bi si kanam ñu indi ko fële wala ñu am ay parties yoo xam ne dañ ko ciy génnee. moo tax ma ne il faut que ñu am prudence yi nga xamante ne mooy audio parce que d'ores et déjà que génne na rek moomatoo ko. te ku def tuuti audiovisuel di nga xamante ne manipuler audio moo gën a yomb ci àddina bu dee image sax di nga gis xam ne fii coupé nañ ko wala yi mais audio moom da nga koy kët léegi daal di koy pousse ñi def rajo xam nañ ci dara dagg moo gën a yomb respiration yëpp da nga koy dindi teg na leen loolu moo tax ma ne prudence daf ciy am solo. il faut que ñu dem ci prudent am ci xel beneen mbir mi mooy manipulation daf ciy am tamit te li ma sama xel bu gàtt ma ni commencé na ciy dugg. boo amul xel tuuti nag dañ la manipuler manipulation bi may wax mooy Mahfouz dafay toog gis ne génne nañ benn audio wala audio bi dugg na indil na ko ay jafe-jafe affaire yaa ngi commencé cool ni Mahfouz defaat beneen audio boo xam ne voix Mahfouz kese ngay dégg wala mu def ko ak Mansour wala keneen. léegi après audio boobu daf koy envoyé benn activiste wala mu envoyé kenn mu tasaare comme quoi dafa mel ni benn audio boo xam ne Mahfouz daf ko doon def te tayu ko sax. te audio boobu dafa am ku muy chargé wala ku muy déchargé wala am lu muy def boo ko dégloo ba ci biir ki audio bi fuité toujours amul dara lu muy yàqal ki nga xam ne moo fuité. mais dafa am keneen ku mun a wax wala beneen message bu doon envoyé. bu ko defee ñu ne diw la ko doon envoyé benn xaritam la ko doon envoyé di ko expliquer. nañ ko defee nii nañ ko defee nii loolu mën na doon manipulation. moo tax am na audio yoo xam ne génn bi muy génn da ngay xam ne lii dañ koo préparé te bu ñu moytul ak guerre des audios yi ñuy gis nii dina am ay dicté préparé yi génnaat ci kanam tuuti. gis ñoom dañ leen impliqué ñu enregistré seen bopp tasaare ko ne dañoo benn audio bu fuité la parce que loolu ñun ñu nekk fi yàgg dañ koy gis am na audio yoo xamante ne man politicien envoyé na fi benn vocal na ma jàllale ko audio fuité la ma ne ko déet lii koy doonatul audio fuité neel audio fuité la rek nga jàllale ko nga fexeel bu mu dugg ci réseaux sociaux internet bi rek c'est pour vous dire que ay manipulation loo xam ne yàgg naa am
yaa koy def enregistré ko toog ne dafa toog wax ne dafa mel dafa am ku ma doon tontu voilà dafa am ku ma doon tontu nga ne audio de tàngam qui a fuité parce que su ko defee moom dina si jot mu xam ne moom laay waxal boobu mi ngi bëgg waxal nit ki mais ñemewul ku mu doon waxal waaw ñemewul ko jam directement dafa bëgg après mu dégager responsabilité am ne non benn audio bu fuité la woon rek parce que après nii laa ko waxee parce que c'était pas trop méchant bëgg na ko critiquer mais bëgg ko def de façon ouverte donc c'est pour vous dire que rek manipulation yi bëri na dina ci am lu nekk dina ci am maintenant léegi nag li am rek mooy prudence bi nga xool ni nga koy defee ni nga koy ak fi ngay bàyyi xel maintenant suñu waaw dëkk nag daf cee feebal boo xamante ne vraiment man sax daf maa yéem loolu laa doon bëgg a wax parce que vraiment am na ay lois yu fi nekk di ko tere am na ay yoo xam ne si ni aussi teg nañ ko fi ay kuréel yoo xam ne teg nañ ko pour loolu mais gis na ni ñoom seen liggéey sooxe na. non sooxe na bu baax a baax bu dul dara sax suñu code pénal depuis 2016 dañ ko ci dugal article 363 bis bi. képp koo xam ne da nga def enregistrement nit ki à son insu yooyu yëpp après am na ay daan yoo xamante ne code bi prévoir na ko mais gis nañ fi li xew ci mbiri kilifa. ba léegi waatoon nañ leen mujjul fenn dégg te loolu waaje Thierno boobu dañ ko war a àtte parce que bien vrai que ni mu ko collecté yëpp ak li mu ci jëlee yëpp kenn mënu koo rafetlu mais dañ ko war a àtte daan yi mu daañu seq bu ko defee disposition boobu nga fa dugal mu am njëriñ mais léegi da ngay enregistré nit dara du la ci fekk nga enregistré nit jël ay photom tasaare ko ci mbedd bi bu ñu la jàppee ñetti weer lañ lay tëj wala ñaari weer CDP liggéeyam des na na mu waroon amee donc données privées données à caractère personnel yi nuñ koy jaabaa jongee di ko tasaare personne n'est en sécurité dans ce pays da ngay dem ba léegi am na ñoo xamante ne boo leen vocalisé dañ lay bind parce que ne vocal comme léegi vocal day voyager il faut nga jël say mesures boo bañee sa voyager boo bindee mën nañ capture bi au moins mën def ni du nekk c'est pas à la disposition de tout le monde internet yi fa nekk ñu bëri fii Sénégal seeni liir demeewul noonu donc élément sonore fi mu mën a yegg bind mënu faa yeggee noonu loolu moo tax ma jàpp ne rek c'est quelque chose boo xamante ni il faut que ñu gën a corser loi yi daan ay nit ñu xam ne ñu leen daane su ko defee au moins mu am ñoo xamante ni dinañ leen mën a dissuader ñu moytu ba xanaa rek Moussa Fall li ñu ceerloo ci waxtu daanaka jeex na Mansour mi may def signe ma bàyyi la nga daal di def sa mot de la fin waaw sa mot de la fekkee rek amoon leneen loo ci yokk ci li ñu mujjee wax waaw sa mot de la fin rek mooy képp kii waxati daal kii vocal daal da nga xam li ngay vocal di jëw daal ku yeboo na nga koy moytu jamono ji waaw benn instant baax na tax jëw waaw non jëw ñun bu wàññeekul ci vocal bu ngeen wéetee jëw ko mais man ngeen toog xam nga sa toog ak nit di jëw sax wóorutul ndax parce que dañ lay enregistré voilà waaw loolu moo tax jamono jëw ni il faut nga prudent bu demee ba film moom dañu non homme politique yow xam nga ci dara da nga invité ni ma tegee ni sama téléphone yi ngeen di waxtaan bi sax mooy saa waaye maa nekkoo di ma enregistré parce que du enregistré wala xool sa téléphone est-ce que enregistré gis nga toujours nga gis ko parce que toujours off li ñu def du bokk ak li ñu wax ci plateau dañu gis ko fuural ba yaramam tàng mu ko ne gars yi dañuy sóob gëmuñu dara foog ma def leen nii boo xefee sax mu teg si loo xamante ni mu toog da ngay journaliste da ngay reetaan léegi kon kooku tey ji yëpp après da ngay gis boo dajax koo xamante ne nag dafa xaw a ñaaw daan booy maa nekkoo di ma enregistré jëloo nekkoo di jël nga ne ko noonu enregistré booy affaire léegi dëkk bi wóoratul mu daal nañu wóoral nag yàlla baax na acca jaajëfal la bu baax a baax jaajëfal Mansour Dramé moom moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi yéen ñi ngi ñu doon topp depuis lundi ba léegi donc ci émission bu mag bi nga xamante ni moom moo di le point de la rédaction di leen jox dig daje baltine ak jàmm jërë ngeen jëf ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax